internet Dakar Buzz TV nuyuwaat nañu leen bu baax a baax am mbégte jàkkaarloo ak yéen bienvenue chez Tima Déco la reine de la décoration fii ci Sénégal xam nañu ne képp koo xam ne bëgg nga bëggal sa soxna wala sa ki nga xam ne sax moom nga nekkal wala sa papa sa yaay te bëgg lu jëm ci wàllum décoration salon meuble de bureau wala sax li nga xam ne mooy chambre à coucher boo ñëwee fii am ko te nekk nag lu ñu lay jaay ba pare nga ñëw di ko delloo si wala ngay gis loo xam ne neexu la ci original lañ lay jaay loo xam ne doo dox ba gis ko fenn ci Sénégal ci Tima Déco rek la am bu ñu waxee la reine de la décoration xel lay dem ci moom tey ji internet Dakar Buzz TV foofu la ñu nekk bagage yu baax rek lañ leen di woo décembre jot na nag te gis nañu ne dañ ciy bëggalante kon ñu ngi leen di woo ngir ngeen ñëw fii ci Tima Déco ñi war a jox seen jabar yi cadeau ñi war a jox ñi ñuy bëgganteel cadeau Tima Déco mu ngi leen di xaar Malick te topp ma ñu dem. Tima nuyu nañ la. maa ngi leen di fay. am mbégte ñëwaat jàkkaarloo ak yow ci nu ñu koy defee à chaque fois borom bagage yu baax yi maa ngi ko doon wax léegi reine de la décoration. waaw Ngoni comme ni ma leen koy waxee rek nuyu naa ñëpp di fay ñëpp di kontaan ak sama jàkkaarloo waat ak Dakar Buzz. bagage yu bees yi nga di spécial collection lañ koy tuddee dañuy bàyyi rek nga daal di woon ñi nga xam ne bëgg nañu ñoo jënd si yu baax yi. waaw Ngoni comme ni ñu leen koy defalee Tima Déco dafa def ay clients am chaque at dama leen di indil lu bees ubbil leen showroom bu bees heure bii daaw maa ngi woon ak yéen ci beneen showroom bi heure bii ren comme dama ko diggoon sama cliente yi ñu indil leen ko incha allah rabi ñu présenté leen. bagage yi internet yi liñ koy gis di muy rafet képp koo xam ne bëgg nga ci ñëw bul tiit parce que taxu ko cher noonu. waaw xam nga Ngoné loolu wax naa ko chaque jour ci Dakar Buzz mooy que Tima Déco yaay defal yàlla la man dama bëgg képp ku fi ñëw lépp loo fi am ak nu mu mënti toll rek nga gis ci sa bopp. ay dem xool bagage yu baax yi. ci bagage yu baax yi maa ngi seen salon bu rafet nekk couleur yu fashion tam ay ci ngo wan ko suñu mbokk internet yi. Ngoné xam nga salon bi boo ma ciy laaj damay am cawarte décortiquer bagage yi rafet. voilà bagage yi mooy rafet ba je perds les mots mais c'est ça donc boo ko xoolee style Louis XIV la style Louis XIV ku ko xam-xam ni bokk na ci salon yi nga xamante ni moom la ñu gën a taamu ci salon yi non seulement garantie bi non seulement taar gi non seulement rafet bi mais non seulement dafa nekk salon boo xamante ni dafa décorer kër ba pare donc ni ñu ko indee ci Louis XIV bi am ko en salon Tima Déco dafa promettre woon gars yi ne leen da ngeen taamu ma leen di indi Louis XIV salon donc tey dama ci yokk Louis XIV chambre à coucher buñ ci kanamee tuuti bu ñu wàcc. loolu dina gën a neex. waaw dafa gën a neex. dafa confortable te ñu gis tissu bi tamit macha allah. waa xam nga Ngoné ku ñu xam ñun xam suñuy salon Tima Déco amul lu muy jaay lu dul Turquie ak Jidda sama base nag ñëpp xam nañ ko muy Istanbul te ku ne Istanbul xam nga ni salon
du salon rek muy meuble di lépp luy dem ci kër boo bëggee lu baax bëgg lu dëgër da ngay daw si nga ñëw ci Tima Déco ndax gars yi xam nañ day am salon yoo xamante ni boo ci tëddee tey mën nga ci sax nelaw mais tey am na salon yoo xam ne doo ci bëgg sax toog bu confort. day noox waaw day noox donc nag yii waxuma la toog mais xam nga jàkkaarloo ak madame jàkkaarloo ak monsieur ngeen toog ci seen Louis XIV te yeneen ak yeneen ak yeneen. plaisir ayca ñu dem ba tey ci nga xam ne salon yi la ñu ngi seen beneen boo xam ne dañ ko mixé couleur bu genre gris la wala noir ak li nga xam ne moom mooy beige bi mooy ban. waaw bii nag bii bu ma la koy présenté ngoone damay bëgg nga toog nii ma toog nii ma décorté ko. jeex na voilà wala ma ñëw toog nii rek ñu gën a jegante. merci beaucoup ndax bii. voilà xam nga gars yi dañuy wax Tima ñun dañuy jënd ay salon cuir mais bu ñu jëndee salon cuir ay 1 an 2 ans cuir bi day xolleeku cuir bi naaj bi xam nga ak chaleur Sénégal moo tax ma indil leen cuir boo xamante ni soo xoolee matière bi matière wu dex original la yow yaay dem ci li nga xamante ni mooy fournisseurs yi ñu tegal la der yëpp nga tànn bi nga xam moom nga bëgg. exactly so bu ma defee sama choix mu nekk salon boo xamante ni nit ñi bëgg nañ ko lool te bàyyi nañ ko xel non seulement confortable na mais non seulement garanti na non seulement aussi rafet na rafet goo xamante ni xam nga ni lii te li gën a neex nag Ngoné Tima bu la joxee salon daf lay jox moquette jox la table bâche. macha allah loolu rafet na te gis nañu moquette bi nga xam ne boole nga ko ak salon. merci beaucoup parce que li tax ñu def loolu dañuy bañ nga jënd salon ba pare dem di uti moquette dem di mixé ci dem di uti tableau xam nga man je préfère Tima Déco bu ñëwee daf lay jox salon jox la moquette jox la tableau monter la sa rideau jox la table base ba pare bise bu neex souhaité la aussi nga rappal ko ak jaam. kooku mooy la reine de la décoration ginnaaw bu Louis XIV bi gisaat bi nga xam ne cuir original la. alors Tima ñu gis beneen salon rotin mu mel ne genre tresse la nekk ak benn balançoire bi nga xam ne nee naa ne képp kuy jigéen wax nga ut lii sa jëkkër bu liggéey bi wàcc nga teg ko si di ko dàmpal tànk yi. exact li Ngoné loolu nga wax dëgg bu wér peng nga yow dafa mel ni da nga liir li nekk sama xel bi parce que Ngoné góor yi dañuy sonn bu ñu génnee daw yóbbul madame ñi ngi bëgg auto yu bees ñi bëgg nañ chambre à coucher yu bees donc kooku bu nga xam ne day xëy di daw pour lan pour te faire plaisir bu wàccee toppatoo ko ni nga koy toppatoo nag mooy da ngay jël sa ensemble rotin bi ni nga ko gisee te li ci gën a neex rotin bi exposé wuñ yëpp rotin bi sa 7 places tegal la nag sa balançoire li gën a neex monsieur toog di balancé wu nga jël ay tànkam dugal ci machine bi. mais mën na ànd ak ataaya café njaru soow yëpp te day balancé comme bébé. bien sûr xam nga dimanche yi ni muy neexee nii man dama koy conseil jigéen ñi mooy ku ci nekk fexeel sa kër am balançoire ndax bokk na ci loo xamante ni dafay naatalaat daal gis nga boo nekkee xale li ngay njëkk a def mooy njoowaanu donc nag mag aussi ñu indil leen ko. ànd la ko ak salon bi nga xamante ni ba pare dañ ci am yeneen couleur am nañ ko en rouge am nañ ko en beige comme vous voyez le beige am nañ ko en bleu am nañ ko en gris donc nag lépp rek dañ bëgg taaralaat kër yi gën a am jàmm gën a am salaam lii yëpp ci la bokk Tima Déco loolu rek moo ko ñor. d'accord la reine de la décoration kon jigéen ñi nga xam ne dañuy woowee seen borom kër yi bébé jot nañu ñëw fii ci Tima utal leen balançoire alors ginnaaw li nga xam mooy salon rotin bi beneen salon ngi ne muy ànd yi nga xam dafa ànd ak décoration non pas seulement décoration bi mais ak yeneen 3 tables yoo xam dafa mel ni or lañ ko defaree. voilà xam nga bii aussi Ngoné comme li ma lay wax rek lépp lu ma lay présenter rek damay ci ànd ak contentité boo xamante ni olof bi leerul da nga naan Tima lii moom moo ma ko gën a bëgg parce que xam lu tax damay dem ba fi ma koy jëndee di dem ba fi ñu koy defaree di dem fi nga xamante ni fa la ñuy composer les couleurs may composer sama ay couleurs gars yi dañ jël marron def ci beige ñu ne non pourquoi pas duñ jël ay vert def ci beige defal ko table en doré loolu dafa rafet jox la tableau boo xoolee tableau bi ci kaw nii. c'est très joli en plus c'est original. voilà gis nga ko ni nga ko gisee nii lañ koy indee ci kër gi mooy li ma la wax sànq rek mooy su ma lay indil salon bëgguma indi salon kase man je préfère ma jox la salon jox la moquette jox la table jox la tableau monter la say rideau.
muy Tima Déco comme léegi beneen salon tam boo xam ne moom tamit rafet na bu baax a baax fu mel ni din la de Tima lii wala. alors mais il faut nga toog parce que maa ngi gis lu mel ni ay sageur loo xam ne da nga koy taal ak yooyu il faut nga toog wan internautes yi lii nii exactement ay baaful ak yooyu comme ça ñu mën a xam. voilà Ngoni comme ni ma la ko waxee salon bi dafa am lu neex lu ci nekk li ci nekk mooy daf fii ngay toog di utiliser sa laptop doo am problème ba madame Sargel ma fii ngay toog dugal sa clé USB di déglu say sound fii. xam nga ni lii boo ci dégloo Youssou Ndour bu bees bi Wally bu bees bi. concert ci biir salon bi la. concert la ci biir salon loolu ni nga ko waxee noonu la loolu lañ créé xam nga tey am na ñoo xam ne mënuñu génn am na ñoom bëgg nañu bëgg ak madame te mënuñu génn donc da ngay jël. Malick dañoo tàmm feccu biir nekk ak biir salon. ni nga ko waxee Malick sama caméraman bi moom dafa bëgg loolu Omar aussi dafa bëgg loolu donc nag. voilà ak sama xarit aussi tamit bañut loolu donc nag moo tax ñu defal leen ko fii nga toog ngay toog utiliser sa clé USB fii nga toog ngay toog utiliser sa laptop fii nga toog ngay toog di def sa ay son yu amul fenn di ci gën a neex mooy que ni li ma la wax rek salon bu yanj bi boo ko amee sa kër am table bu yanj bi ni ma la tegalee table télé bi ni nga ko gisee noonu meuble télé bi tegal la ci sa TV fooy dem. nag sa yaram tàng na fu mu nekk nii gars yi ñu bari ñu naan na nga wàññi nag sa yaram tàng na de bagage yi foo jëm ak ñoom. waaw xam nga dama bëgg rek li ma bëgg Ngoné mooy man bëggatuma sama kër dafa pare damay dem finir sama kër dafa pare dama war a dem pour def non man damay bëgg gis nga gars yi lépp loo xamante ni soxla nañ ko muy dem ci kër bëggatuma ñu bouger fenn dama bëgg lépp lu waaye soxla daw sil Tima Déco li may wax waa Europe yi mooy acompte yu mu ngi fii am na ñoo xamante ni mënuñu fay global ñooñu dañuy ñëw ñu ubbi seen acompte boo ubbee sa acompte ngay verser de verser ba matal Tima Déco da lay livrer la nga fa bëggoon donc nag xam nga loolu bu ma ko defee mooy dama bëgg ñëpp am. ñu bari bagage yi daawul accessible ñu ko am fi Dakar dañu koy commandé léeg-léeg mu ñëw léeg-léeg ki nga jox sa xaalis du mat ak yooyu xanaa loolu moo tax nga def lu bees loolu. waaw loolu moo tax muy sama showroom yëpp boo demee Tima Déco Padoua nga dem Tima Déco Yoff foo ci mënti dem rek xale yi loolu laa leen saas mooy que ni client bi ñëw di jënd tey xam leen ni suba am na client boo xam ne dafay ñëw pour jënd mais mënul matale lépp donc ubbil leen client yi ay acompte bu la neexee nga fay 3 tranches bu la neexee nga fay 4 tranches boo paree li nga bëgg loolu lañ lay jox donc nag mooy ni ma la ko waxee léegi rek dama bëgg dama yor ay matériels yoo xamante ni néew ma gaa naam doo ko gis mais néew ma nee naa yi doo ko gaaw a gis parce que boo bëggee gis lu baax gis lu garanti gis lu taaru sa kër boo fa duggee li nga war a njëkk a def mooy kontaan man j'aime pas nga dugg sa salle sa salon bi neexu la sa chambre à coucher neexu la parce que fa ngay tëdd donc lépp looy def ci sa kër di ko def ci sa salle na nekk loo xam ne boo duggee da ngay am amour bi te loolu laa bëggal ñëpp ku ci nekk rek fu ci waaye mënti jugee rek boo duggee sa kër Tima Déco bu fa jaaree madame day nekk ci jàmm rek ak monsieur. ñu continuer li nga xam ne moom mooy visite bi gis nañu salon yi gis balançoire yi waaye Tima dafa am yeneen yoo xam ne maa ngi koy gis fii. alors Tima ñëwaat nañu gis benn table bu xam ne couleur yi dafa fashion nga teg si benn vase bu rafet. fu mu taxaw bi moom mooy ban. waaw Ngoné comme ni ñu ko defee ci kaw comme dañu wàcc ci suuf ñëw ci table bi nga xamante ni sëñ Fallou moo ci toog donc xam naa bokk na ci matériel yi njëkk a dem ndax gars yi bëgg nañ ko rafet na en plus mën na dem ci néeg mën na dem ci salle ni ngeen ci gisee sëñ Fallou toog yor ay document am di lire noonu la neexee fépp muy ci néeg yi muy ci salle yi foo ngeen ko ci teg rek macha allah. ñuy wax ne ñu mun ngeen wàcc si ñëw seet si Tima Déco ci showroom bi nga xam ne mi ngi ci Yoff waaye man dama jàkkaarloog li nga xam mooy sama coup de cœur muy lal boo xam ne man xaw ma nan lañ ko mën a décrire gis nañu armoire bi gis nañu lal bi coiffeuse bi décoration bi ak lampe yi Tima lii moom il faut nga présenter ko suñu internaute yi franchement. waaw Ngoné xam nga dama la ko wan ci kaw. mooy dama la jox salon Louis XIV ma ne la pourtant bu ñu wàccee ci suuf noonu laa ko indee chambre à coucher parce que nit ñi dañ tàmmoon di gis salon bi kase dañu am ay kilifa yoo xamante ni dañu bëgg royal te royal képp koo xamante ni bëgg am nga ko sa kër day dundal nga dugg ci chambre à coucher bu mel nii
madame bu mel ni Ngoné ñëw taw di la xaar nañu waxante dëgg ah te chambre à coucher bi dafa complet boo xoolee coiffeuse bi rek presque toll na ni bopp laal ñu indil la rangement wam indil la miroiram bi indil la li nga xamante ni moo nekk pouf bi ànd ak coiffeuse bi indil la nag chambre à coucher bi nga xamante ni lal bi mooy king size la 2 sur 2 li ci gën a neex Malick da ngay ñëw ci caméra bi ma ubbil ko Ngoné ci armoire bi mu mën a bekk il faut ma ubbil la armoire. te dañuy wax parfois xam nga dem liggéey madame liggéey ñëw fekk ñu changer chambre à coucher bi ak yooyu tamit loolu ça fait plaisir. mais ça fait plaisir parce que dafa am yoo xamante ni Ngoné dafa bokk ci kër madame liggéey yi rek wàcc rek monsieur daal di jël mouchoir takk ci bët yi ubbi rek yee ko muy dindi kii bi rek mu gis benn royal bu mel nii loolu seex sax mën na cee am ci guddi gi ndax guddi gi day neex góor yi nañ neexal jigéen ñi aussi maa ngi ñaanal góor ñi parce que góor ñi bu ñu avancé rek jigéen ñi dinañ bég donc nag jëkkër buy dem kafal ak moom fool moom ree ak moom bu wàccee Timadeco rek la lay yóbbu Timadeco la lay yóbbu ku ci bëgg ñëw Timadeco may leen góor yi jàmm waaye góor yi yéen tamit damay wax indi leen jigéen ñi ci Timadeco yi gaaw def ci cadeau yi. D'accord benn lal beneen boo xam ne ñu ngi koy seen chambre à coucher du 14 ñu jóge fa gis beneen chambre à coucher boo xam tam moom dafa décorer boppam gis nañu coiffeuse bi gis pouf bi mu àndal armoire bi ak li nga xam ne moom mooy chevet bi bii moom nan la tudd. waa bii nag moom mooy Versailles ni nga ko gisee nii dafa am chambre à coucher ba pare dafa ànd ak salon bi exposé bi mais xam naa Malick dina ko dawal ci suuf ni nga gisee Versailles bi ni nga ne déjà lii coiffeuse bi rek moo nekk nii voilà coiffeuse bi rek moo nekk nii ak ay lampam mu nekk ay lampe yoo xamante ni ana chaîne am ay lampe yoo xamante ni mooy li nga wax rek lépp loo xamante ni indi nañ la ko Timadeco dañuy bëgg jox la loo xamante ni néew ma doo ko gis mais di nga wër ba sonn te mënut gëw ma présenté la loo xam ni mën nga ko am feneen ni nga gisee coiffeuse bi noonu la àndee ak miroiram li ci non xam nga li ci neex mooy Timadeco chambre à coucher yi mu lay jox yëpp 10 pièces la boo déggee ñoon la 10 pièces li nga gis nii yëpp ci chambre à coucher bi la ànd lépp ci la ànd donc lal bi ni nga ko gisee nii mu nekk Versailles moom aussi bokk na ci lal yoo xamante ni sama ay préféré lañ parce que dama ko bëgg noonu lañ ko assorté génne la ci tableau bi ci kaw Malick génne la li nga xamante ni moo nekk ay centre de table yi nga xam ni moom la ñu def aussi ci commode yi donc loolu da lay prouver que ni tey monsieur mën na nelaw ba heure bu ko neex bëgg a jóg du ci nekk di sonn ay dem ci coiffeuse bi am naa benn client bu ma ne Tima lu tax booy présenté monsieur ngay ñaax parce que monsieur mooy daw indi li ci kër gi donc jigéen ñi aussi ñu ngi daw di indi mais dama bëgg lépp lu may wax rek ñu jaarale temps booy dugg ci kër da ngay njëkkee ci borom kër gi te borom kër gi mooy buntu bi loolu moo tax donc nag ni nga ko gisee nii heure bu la neex tëdd heure bu la neex jóg boo bëggee lumière li ma la wax sànq da ngay laal sa lumière mu fay booy tëdd it bu heure tëdd jotee nga laal rek mu fay. tradel yi itam ñu gis ko comme soit ànd ak dentelle ak yooyu 10 baax ci seddaay bi mën nañ ko am fii ci Timadeco. waa drap yi comme ni ma koy waxee rek chaque jour ngoon ci interview yi mooy que ni Timadeco bu la joxee chambre à coucher jox la matelas jox la drap daw si leen ngeen ñëw ni ngeen gisee drap yi dañ koy jaay effectivement àndul ci chambre à coucher yi dañ koy jaay à part mais dañ am suñu ay clients préférés yoo xamante ni dañ leen di jox drap yi gratuit. mais ma gis ñaari table bi ma dama ne ko mooy waxtaan bu jóo parce que fii yaakaar naa boo jàkkaarloo ak monsieur loo ko wax mu ne la waaw. non xam nga lii boo ko xoolee fu mu mënti nekk parce que lii dafa du te xam nga lu du fu mu am lu nekk lu duus rek ma fa war a am donc lii boo ko xoolee nii ñu am ci ay couleurs yu doy waar ni nga ko gisee en beige ñu tegal ko ak Versailles noonu la amee en noir am en blanc am ay yeneen couleur lal bu nekk dañ koy tegal tête à tête bii boo ko xoolee rek nga toog monsieur toog jàmm rek ay am. nga toog jàmm fu mu ne nii ci biir kër yi boo ñëwee ci Tima rek dina fi am. bien sûr boo gisee kër gu naqari oowal sëñ bi ne ko dama seeti Timadeco kër gi day neex après foo gis rek yàlla tere bu xawee naqari woo ko ba mu ñëw ne ko kaay ma jox la code bi mooy daw si leen Timadeco bu ngeen demee madame day bég te kër gi dafay neex. la reine de la décoration ba tey ñu wëyal li nga xam ne rek moom mooy visite bi ginnaaw chambre à coucher bi gis nañ ko Tima maa ngi seen beneen table lañ koy wax wala salon en couleur vert mu nekk vert bu rafet ànd tamit ak li nga xam ne moom mooy 3 table am ak li nga xam moom mooy vase bi mooy ban. waaw bii boo gisee armoire bi
moom muy armoire ci chambre à coucher bi la ñu nekk ba tey ndax boo xoolee xeetu armoire bi xool ay xeetu poignée nekk na loo xamante ni bokk na ci li ma lay wax ci chambre à coucher yi ëpp valeur mooy Versailles moom dafa am valeur ay bagage am ay matériels yi nga xam moom la àndal dafa opposant bi mooy que ni lépp loo xamante ni rek mu ngi ci vidéo yi mu ngi ci Versailles ñu tegal la nag salon vert soo gisee ñu jëlal la beige xool beige ba mu neex ko ñu tegal ko salon bu vert am na fu ñu ko teg fi ñu ko teg mooy que ni dañuy bëgg di cacher couleur yi nit yi Sénégalais yi dañ bëgg ton sur ton man j'ai dit non pourquoi vous faites toujours ton sur ton dee leen tas yaakaaru couleur yi boo jëlee vert beige ba mu neex la dugalal ko vert ñu indil la ko 3 tables am li tax ñu teg ko mooy que ni sama vase bii dama la ko génneel ci moquette bii Malick nekk ci suuf donc kon xam nga ni muy néeg bu mu nekk yaakaar naa ni jàmm rek moo fay am. jàmm rek moo fay am Tima comme ni nga ko waxee mu nekk ensemble bu rafet vert bi tam gis nañu doore bi génn na ci li nga xam ne moom mooy chambre à coucher balançoire yi gisoon nañ ko sànq moo nekk balançoire bi nga xam ne moo nekkoon ci biti mais bii dafa gën a xaw a yaatu gën a nooy sax ndax am na leen lu nekk ci biir. waaw bii mooy rouge bi bii dafa gën a opposant parce que balançoire yi dafa am ay différents donc bii nii ni nga ko gisee en rouge nii mu rafet taaru di tourner nu mu ko neexee foo ko bëgg rek foofu lay dem noonu lañ ko amee aussi boo xamante ni nii la mel mais pliante la balançoire la mais pliante la bu ñu demee ba ci kanam dinaa la ko wan lépp rek ci balançoire yi la li ma la wax mooy les balançoires couleur boo ci bëgg am na et matière boo ci bëgg rek daw si leen ngeen ñëw chez Tima Déco affaire yi ngi fi te lépp nice na. mais balançoire bi li ma bëggoon xam mooy est-ce que attan na ñi nga xam ne leen di woowee ay design. of course balançoire bi ma tooñ Bombardier tuuti parce que man lu may joxe repère rek Bombardier lay tooñ voilà donc xam nga ni loo xam ne Bombardier mën na ci toog kon ku nekk mën nga ci toog même l'autre là la dame de TFM Diégou Fallou bi Alima sax mën na ci toog. kon bis que dañ ko tuddee Alima. bu ko defee bu ñëwee di jënd rek ñu tuddee ko collection Alima. voilà ba tey alors Tima man visite bi dama ciy kontaan parce que yi ma fi gis yëpp man xam naa ni may neexee internautes yi seetaan tam noonu la leen di neexee Tima ñu gisoon sànq benn bu beige même chose du gis nañ ko xaw ma man poilure bi lii lan la Tima yow tamit lan nga nar. waaw ma chérie comme ni ma la ko waxee rek xam nga tey boo duggee fi ñu nekk nii par exemple nekk nañ ci néeg mais bu ñu génnee ci néeg bi dañoo dem ci salon bi direct te nañu waxante dëgg nag néeg yi bu neexee salon yi day neex te ku bëgg salon bi neex il faut nga neexal néeg bi loolu moo waral ñu indil leen les tête-à-tête yi nga xamante ni ma la ko waxee gis nga ni nga ci toogee nii nekk ci à l'aise man ma toog ci nekk ci à l'aise ñu tegal la suñu petit table bi nga xamante ni mën nga ci def ay café yu neex mën nga ci def ay grignoté yu neex mais loolu li ko indi mooy que li ñu ko tegal moo ni mel muy Versailles sorry dama bëgg Versailles bii muy Vivanza nag xam nga léegi ñu ngi jógee ci Versailles moo tax xel bi dem ci Versailles voilà léegi nag ñu ngi ci Vivanza boo xoolee fi ñu toog yëpp Vivanza la lépp benn marque bi la muy Vivanza mais du marque bi mooy que ni ñun moom la ñuy defal promo ñun li ñuy jaay mooy Tima Déco lii tur yi ñuy wax noonu la ñu tudd tu vois donc boo xoolee chambre à coucher Vivanza mu bokk ci chambre à coucher yi ëpp problème chambre à coucher yi nga xamante ni nit ñi dañ ko gën a bëgg parce que lan dafa opposant bi mooy ni nga ko gisee nii la àndee xoolal ma bi xeetu lii gis nga ma lii xoolal bi nga sànni ci biir noonu lii bi ñu waxatuma dara xam nga Sénégal dañ am problème mu sama lal dafa gàtt sama lal dafa non buñ la indilee un lit de 2 sur 2 anglais naan ko king size niñ ko amee ci lii bi noonu la nekkee aussi ci rangement am mu nekk ak porte armoire yi nga xamante ni c'est 6 bâtons ak seen ay xeetu poignée yu rafet yi lépp bokk ci li nga xamante ni mooy chambre à coucher bi boo jógee nag ci chambre à coucher bi mu am salon bu mel nii ñu defal la sa 3 tables defal la sa salon jox la sa moquette tegal la ci sa vase ci digg bi nga xamante ni kër gi rafet na mais aussi tamit nekk na loo xamante ni sa xol day sedd boo ci duggee donc loolu moo tax damay def le maximum man bu ma sañoon Sénégal gépp ay rafet pale laa bëgg mu njëkk a rafet dama koy nuyu waale sama tata Marème Faye sama xarit sama yaay. ñu ngi koy woo nag parce que xam nañ ne ku bëgg lu baax la te yi moom foog naa président bu fi toogee li muy bind ak li mu kii yëpp du ko gaaw a fàtte de. mais li gën a neex fi ñuy tëjee
boobu moom laa ko tuddee sama yaay la xam dama ko bëgg sama xol chambre à coucher bi nga xam ne moom laay tëjee dama ko tuddee sama première dame à moi ma maman à moi la maman que j'aime tous les moments boobu moom laa ko tuddee incha allahu rabbi moom mu nekk chambre à coucher bi ëpp bayre ci chambre à coucher yi te comme dafa baax bëgg lu baax bëgg lu rafet loolu moo tax bu ñu paree ci Marème Faye Sall la ñuy tëj ji. ñu ngi koy woo xam nañu ne moom tam ci ñi nga xam ne dañuy seetaan Dakar ba ci la bokk waaye ñu ngi koy woo mu ñëw ci Tima Déco moom nag du yónnee dafay faral di ñëw boppam ngir mën a gis mais Tima mënuñu jógee ci lii te waxoo ci tableau bi nga xam ne moom moo tiim chambre. waaw tableau bi boo ko xoolee j'ai mis 2 tableaux benn Chanel ak bi nga xamante ni c'est une dame boo xamante ni foo ko fekk nit ku am sutura la nit ku am sutura dañuy jigéen foo fekk dañu war di muuru mën nga muuru sax te amoo sutura mais nit di nga bëgg a xool dara doo ko mën a xool li nga ko war a xoolee di ko boo xoolee kii loolu la def mooy bëgg na xool dara mais mënut xool donc finalement dafa wàccee kolam pour am vision ci li nga xam ne loolu la bëgg donc Tima Déco ñun noonu la ñu mel muy équipe bi fi nekk yëpp koo fi gis man maa toog caméra yi tàkk mais après yow gis nga équipe bi dafa nekk loo xamante ni entreprise familiale la donc loolu moo tax lépp loo gis rek mu nekk ci Tima Déco yëpp que ça soit Tima Déco au niveau du Yoff Tima Déco Patte d'Oie même personnel yi nga fay fekk muy xale yi nga xam ni moom nga fi gis nii donc nag loolu moo tax li nga xam ni moom lañ bëgg muy vision la Tima Déco am boo xoolee tableau bi loolu kase la lay jox. mais sijaada bi ci kaw la parce que ñu ci bari dañuy tëdd ba gudd ñu jóg di julli te sijaada bi dafa nooy. waaw mais xam nga lii ma belle lii ku ci julli loo ñaan suñ borom mu nangu ko neex na suñ borom nañ koy jaamu mais buñ koy jaamu nañ ko jaamoo ci anam boo xam ni da koy bégloo bu néegi rafetee xeeñ cuuraay saali neex yow jëlal sa sijaada boo xamante ni waa ji moom dafa baax donc nag loo ko ñaan rek mu defal la ko loolu moo tax ñu indil leen. soo jóg yëkkati sijaada bi Malick jël ko bu baax pour ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñu xool ko voilà. ci gën a neex. mooy bii mooy bu ndaw bi. am bu gën a mag bi. exact bii mooy bu ndaw bi am na bi nga xamante ni moom moo ëpp bii xam naa doole ji matéo ko waaye Mouhamed dina la ko présenté. dem rek yaa ngi doon wax sànq ci chambre à coucher bi dafa ànd ak salon bi ñaata pièces la parce que gis nañ 3 tables mais ñaata pièces la salon bi nekk. waa salon bi 10 places la soo xoolee li tax mu nekk 10 places ñaari mag yi dafa nekk 3 donc ñu dugalal la ñaari tête-à-tête muy salon de 10 places boo xamante ni dafa opposant donc soo ko defaree sa salle defar ba mu nice néew ma di nga soxla beneen salon mais gëwuma ko parce que salon la boo xamante ni rafet na simple na am na classe qualité bi baax na loolu yëpp nag boo ko bëggee da ngay daw si Tima Déco Yoff Tima Déco Patte d'Oie fu ngeen ci dem salon yi ñu ngi fa chambre à coucher yi ñu ngi fa. d'accord internet Dakar Buzz yi nga xam ne kon yéen ñuy seetaan na ngeen ñëw seet si Tima Déco nekk fii ci showroom bu Yoff waaye wax na ko am na yeneen showroom bu li nga xam mi ngi Patte d'Oie ci yeneen béréb ñu tuddee ko la reine de la décoration ak Tima ñu continuer rek li nga xam ne moom mooy visite bi. salon bi fii la yem dañ la defal nii xam nga lu tax ma defal la lii dama la indi table télé boo xamante ni dafa ànd ak 2 rangements à côté les rangements sont là donc comme dañ ko teg nii ci kaw table bi duñ ko manipuler ni ñu ko war a manipuler parce que dañ ko war a fixer ci mur bi donc noonu la àndi aussi ak table à manger de 6 places ànd ak buffet donc kër gi li ma lay wax rek lii fu mu dugg amul leneen loo fay soxlaate defal la salon jox la chambre à coucher jox la table à manger jox la meuble télé gars yi daw si leen ngeen ñëw jeex na tàkk. visite bi ginnaaw fi nga xam ne jóge nañ fa léegi gisaat nañu beneen table boo xam ne comme marbre bu nekk ci kaw mu nekk couleur bu exceptionnelle tamit. waaw ma chérie comme ni ma la ko présenté ci yeneen table yi bii aussi comme li nga ci wax rek couleur la boo xamante ni c'est exceptionnel ni nga ko gisee nii mu nekk table à manger de 6 places ni nga ko gisee mu nekk en 6 places tu peux l'utiliser à 8 places ànd aussi ak buffet bu yanj bi ànd ak meuble télé bi te li ci gën a neex chérie mooy table bi foo bëgg mu toll dafay toll donc loolu dama leen bàyyi ak Mouhamed mu présenté leen présenté ko war ñu nan nañ ko mën a defee Malick nga jël loolu rek d'accord.
voilà yokk na ko mu gën a am espace. voilà da nga koy yokk sans dépend rek ci yow visite yi nga am nu mu toll nombre de visites boobu noonu mën nga ko manipuler sa table bu la neexee nga def ko mu ubbeeku nekk en 8 places bu la neexee nga tëj ko def ko en 6 places. d'accord ba tey ci Tima Déco rek nga mën a amee lii nga xam ne gis nañ ko léegi muy table bu rafet macha allah nga xam ne bu amee gan moo xam si place la moo xam dafa yokk tamit da nga koy rek tëj bu la neexee tam nga daal di koy ubbi. alors Tima beneen chambre à coucher boo xam ne tamit maa ngi koy seen mu mel ne tam bi velours la ànd ak table bu rafet ak ñaari lampe yoo xam ne mu ngi ci côté bi ñëwal gaaw présenté ko ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. waaw xam nga bii nag moom mooy polo ni nga ko gisee dafa am ay ñoo xamante ni chéri bëgguñu king size yi du ñëpp ñoo ko bëgg y a des couples yoo xamante ni dañuy bëgg lal bu yem lal bu mignon lal bu mimi boo xamante ni parce que léegi xam nga Sénégal tabax bi dafa métti am na ñoo xam ne da ngay am néeg bu mag am ñoo xam ne seen néeg demeewut noonu loolu moo tax ñu indil la polo bi nga xamante ni nga gis li nekk ci yu mag yi rek moo nekk ci moom donc moom aussi mu ngi nekk lal bu ànd ak coiffeuse am na rangement am bench bi am miroir bu taxaw bi ni ñu ko gisee nii suñu ginnaaw nekk na couleur boo xamante ni nga ko gisee nii yaa ngi gis gris noir noonu lañ ko aussi amee en beige mu nekk ay couleurs yoo xamante ni macha allah osé na rafet na. mais lal bu ndaw bi moo gën a gaaw a neex a jubóo de kenn tëddee fee kee tëdd fa ci des. waaw mais dama ko tuddoo xoloo amul buñ tëddee dinañ waxtaan bii noonu laa ko tuddee voilà noonu laa ko tuddee. si kon ñëw wut si bii mais maa ngi seen tam beneen salon. mu mel ni moom tamit dain lañ ko defaree mu nekk ñaari couleur beige ak li nga xam ne moom mooy gris am beneen tam boo xam ne comme fauteuil royal moo ci nekk. dama ko ne Malick salon bi dama bëgg nga jaay ko kon xam nga wax naa ko lu rëy waaw parce que nee naa ko Malick mu ne ma naam ma ne ko salon bi jaay ko ndax xam nga ni du ñëpp ñoo bëgg salon yu mag yi du ñëpp ñoo bëgg salon yi nga xamante ni dafa kii parfois dafa am benn style boo xam ne naar yi foofu la ñu mënee mooy les petits salons boo xamante ni niñ la ko wanee nii nga teg ci télé boo xamante ni télé bu mag nekk ci match yi nekk ci théâtre yi nekk ci film yi wala nga ciy xool Dakar Buzz dafa am ay télé yoo xamante ni ci la nit ñi di war a xoolee Dakar Buzz donc nag salon bi pour loolu la ni nga ko gisee nii mu ànd aussi ak table bâche am ànd ak moquette am noonu la amee table télé nekk en plus bi ma toog nii des na beneen donc salon bi comme yële rek la 10 places la mais dafa nekk salon boo xamante ni dafa neex ci kër gu mu nekk daal xam naa ni télé bu mag nekk fa monsieur néew ma du génn de waaye li muy génn du bëri voilà. téye monsieur seen kër ñi si match yeeg yu ni mel gaawantu leen gaaw doxantu fii nga xam ne moom mooy Tima Déco wax nañ leen léegi salon dootoo ko ut dem di wut ay moquette wala loo xam ne da nga ko koy boole lépp boo ñëw ci biir Tima Déco rek di nga ko am. alors ñu dem maa ngi seen tam beneen salon boo xam ne dafa mel dañ ko tressé muy salon boo xam ne noir la moom tam rafet lool rafet neex a toog ba pare confortable li ci gën a neex mooy fii lépp a confortable bokkul ak yooyu nga toog sa ndigg di metti wala muy dëng wala yooyu Tima Déco daal foog naa ni la tuddee la reine de la décoration tey jii képp ku fi ñëw rek di nga kontaan ay ci nañu dem continuer visite bi. alors ci fi ñu egsi nag mooy bi nga xam dañ ko dédié à notre première dame first lady Marème Faye Sall nee naa ko tur bi wuyu na boroom ndax gis nañu ne couleur bi rafet na macha allah confortable na te it bagage yi bari na comme ni nga ko waxee du lal ak armoire ak coiffeuse bi dafa ànd ak loo xam ne dafay gën a taaral li nga xam mooy sa chambre à coucher. waaw ma chérie xam nga su ma jëlee lal bi tuddee ko first lady muy la première dame madame Marème Faye Sall di suñu yaay di suñu mag di suñu tante di nekk nit koo xamante ni aussi kenn la ci ñun muy dañ koy xool ci lépp dañ koy roy ci lépp roy ko ci lépp bi mooy waxuma la rek taar bi mais dal bi social bi ak simplicité bi loolu moo tax su ma demee ba Turquie defar lal boo xamante ni dama ko déjee sama première dame muy first lady Marème Faye Sall nii rek la mën a mel ñi fi ñëw démb ci inauguration bi yëpp loolu la ñu wax donc chambre à coucher bi Marème Faye nii rek la mën a mel parce que tur dafa wuyu borom te nag ni nga ko gisee nii li ci gën a neex mooy première dame dafa am ay xeetu poignée yoo xamante ni amul fenn ni nga gisee chambre à coucher bi mu nekk noonu ni ko Malick bëggee mooy ñu utiliser ko les poignées utiliser ko li nga xamante ni mooy les portes d'armoire ni nga ko gisee nii mu nekk armoire dafa am espace. am na espace te ci porte yëpp la côté bi yëpp si batan yëpp fépp foo ci ubbi espace bii nga ci am gars yi dañuy am problème ne ma Tima léeg-léeg yëre monsieur yi ak veste monsieur yi ci kër gi armoire yi dama ne non boo ñëwee Tima Déco armoire boo fi jël
opposant na surtout nag Marème Faye mais li ci gën a neex ma chérie dama la koy wan muy ci armoire bi ñu ngi ci armoire bi ba tey lii boo ko gisee toile la moom ci Marème la bokk ba tey ni nga ko gisee noonu ci armoire bi am nga sa toile boo xamante ni mu ngi ci armoire bi nga doog a utiliser ci kaw porte yi ni nga ko gisee noonu sama cameraman bi ongle yi voilà ongle yi moo tax tu vois avec les ongles loolu la donc ni nga ko gisee noonu da ngay am sa armoire am na toile bi am nga bâton bi ci kaw am bâton bi ci suuf lépp ci armoire bi la bokk même chose ni ñu ko amee ci fii noonu lañ ko amee ci beneen côté bi ñu am ko mais li may gis nii tam waa lii mooy rangement boo xoolee chambre à coucher yëpp da nga ko ci gis Tima bu la joxee lal dama la nekk su ma la joxee chambre à coucher dama lay jox chambre à coucher de 10 pièces bu ma la ko waxee du dama bëgg lu neex ma wax la ko wala dama bëgg client ndax moom laa leen présenté ni nga ko gisee rangement bi moo nekk nii ak toilam en plus am na aussi tamit beneen porte boo xamante ni lépp ci rangement bi la bokk. ki nga ko tuddee dafa bëgg cuuraay. waaw xam nga yu baaxam yooyu moo tax ma jël lii dajee ko lii mooy bench bi ni nga gisee chambre à coucher dafay am lal am bench parfois mën nga toog ci sa bench ça te donne nga changer ay idées xam nga da lay jox ay réfléchir ba pare li ci gën a neex topp ma wan la ko. ñu ko gisee ci lal bi nekk moom laa ko sànq. chambre à coucher bi dafa ànd comme ni nga ko gisee ci bële. donc mu ànd ak li nga xamante ni moom mooy miroir bu taxaw bi ci suufu miroir bi aussi ñu defaraatal la ci 3 ni nga ko gisee noonu noonu lañ ko amee aussi ak ci coiffeuse bi y a 2 bâtons à côté gis nga ko noonu am na aussi y a 3 li nga xamante ni mooy 3 toiles yi nga xamante ni lii yëpp ci coiffeuse de première dame la bokk donc nag tur wuy na borom. alors Tima Déco kon collection bi mën nañu ci wax ne suñu première dame am na ci spécial boo xam ne mën nañu ko tuddee muy bii xam naa nag du ñàkk bu cette année Dakar Buzz dina ñëw boppam ba fii xool si li nga xam ne moom mooy turandoowam la reine de la décoration lañu ko tuddee tur bi yaakaar naa nekkul loo xam ne dañ la ko jox nii rek waaye fekk na ne da nga ko wuyu parce que gis nañu lu am qualité li ngay jaay maa ngi koy wax léegi doo jaay nit mu ñëwaat naan na li nga ma jaay def na nii wala def na nii te fauteuil yi lépp moo confortable macha allah. alors kon ni leen ko waxee yéen ñi nga xam ne yéen nekk fii Sénégal rawatina ñi nga xam ne yéen nekk ci diaspora dañ daan gis ngeen di yónnee bagage yi nga xam ne ñu koy bëgg bu leen demati mu ngi fii ci Sénégal ci showroom yi nga xam ne Tima Déco moom moo ko ubbi muy la reine de la décoration muy tur boo xam ne nag dafa liggéey ba daf ko mérité ndax lu baax rek lay jaay ak compte am na comme ni leen ko waxee di fay par tranche tam ba mu mat nga ñëw jël sa bagage li ci gën a neex mooy lépp lu la jaay day ànd ak tapis te lal yi gis nañu ne ni mu ko defee noonu lañ koy wane ci image itam noonu la mel mu nekk ay matériel de qualité Tima lan ngay wax ñi nga xam ne ñu ñuy seetaan sa cliente yi xam nañ tam fin d'année jot na fin d'année bu nekk da ngay andi collection bu bees lan ngay wax gars yi. waaw ma chérie comme ni ma la ko waxee rek ci bi ñuy commencé mooy que ni dañ nekk fin d'année li ma bëgg mooy li ma tàmmal clients yi mooy chaque fin d'année ma jox leen cadeau bi ma leen di jox nag mooy clients yi xam nañ ko dañuy bëgg képp koo xamante ni ñëw nga jënd chambre à coucher je pèse bien mes mots ku jënd chambre à coucher avant le 20 décembre kooku Tima Déco daf lay jox cadeau ki jënd chambre à coucher avant la veille 31 décembre Tima Déco daf lay jox cadeau bi nag surprise la dañuy bëgg boo ñëwee sur place ñu ne la yow kat yaa jënd lii te lii la Tima Déco digoon donc sa cadeau mu ngi noonu ku jënd salon Tima jox na la cadeau ku jënd chambre à coucher Tima Déco jox na la cadeau donc maa ngi ñaan wax ñëpp gars yi bu leen ragal. am na ku ma ne Tima gars yi dañ bëgg ñoom mais nee nañ boutique yi dafa rafet mais yéen a tax ma def ko boutique yi bu rafetee defuma ko pour maanaam dama ko def pour yéen donc comme yéen a tax ma def ko yéen a tax may xool nu mu gën a rafetee ma def ko yéen a tax may xool nu mu gën a taaroo ma def ko yéen a tax may xool nu mu gën a yanjee fu bagage gën a baaxee maa ngi ci usine yi maa ngi ci àll bi damay nekk ci àll bi ay weer du ma fi nekk ngir lan c'est pour vous satisfaire donc loolu bu leen xaar ñëw leen bu kenn ragal képp ku ñëw loo am nu mu toll di nga fi gis sa bopp na gaa yëpp ñëw. ñu jeexale ko ak complicité bi nga xam ne am nga ko ak sa personnel. waaw xam nga loolu nag li ko waral mooy équipe Tima Déco dafa yaatu ñi nga gis ni am na ñu nekk sur le terrain mooy les monteurs muy ñoom Lamine ñoom Saliou maa ngi leen nuyu de passage am na beneen équipe boo xamante ni ñoo nekk Padoua équipe bi nga gis nii mooy équipe bi nga xam ne ñoom ñoo nekk Yoff xam naa ci kanam dinañ jóg ma présenter la leen comme niñ ko tàmm di defalee suñu clients yi ñu nekk ay ñoo xam ne duñu sama ay liggéeykat sama ay doom lañ
am na ñoo xam ne ñoo ma ci màgg foofu mais ñëpp yaay la ñuy wax doo dégg mukk mu ci wax sama tur muy ñu góor ñi di ci jigéen ñi ci jigéen ñi nag ki nga xam ne mooy seen njiit di madame Nogay Thiam madame Fall muy jabar ci Mohamed nga xam ne moom mooy sama secrétaire personnel ki nga xamante ni moom mooy Astou moom mooy gérant bi nekk Padoua elle aussi sama secrétaire la ki nga xamante ni mooy Zeyna mooy vendeuse bi nga xamante ni moom dafay jaabante entre les deux tey gan gi dafa neex ba Awa sax daf fi nekk Awa moom tamit ci équipe bi la bokk mais moom moo géré kër gi moom moo géré li nga xam ne moom la ñuy def ci biir yi gars yi di gën a mën a kontaan muy Awa xale bu baax tamit maa ngi koy nuyu bu baax au passage c'est la première fois mu fekkee émission yi loolu moo tax bu taxawee dama koy remercier àddina ki lay jox nga lekk kooku da nga ko war a fonk donc Awa day xëy 7 heures ba 3 heures du matin nekk ci waañ bi Tima lekk nga Tima naan nga Tima ma def café Tima ma def lii Tima ma def lii te loolu ko la bëgg rek moo la ko mën a def donc ñoom ñëpp ñoom ñu ngi bokk ci équipe bu Nogay muy madame Fall Nogay Thiam ki nga xam ne mooy sama secrétaire personnel di directrice générale de Tima Déco jëkkëram nekk directeur général de Tima Déco man may nongol li rek man ngeen di gis man ngeen di tiimale caméra yi mais Mohamed moom moo géré lépp luy responsabilité Tima Déco ma ànd ko nag ñoom ñoo uuf ñëpp parce que mënoon naa uuf ñii duñ uuf mais dama uuf ñëpp ñoom aussi ñu uuf leen donc ñi ngi fi gis yëpp famille la Lamine Ndiaye mi nga xam ni naa la ko wan léegi moom moo yor dépôt bi Mohamed mooy sama frère bi nga xamante ni li ma leen di wax ginnaaw bu Kimbaar li ci bëri liy dox ci Tima Déco yëpp moom moo koy doxal moo yor conteneur yi moom moo yor emploi yi moo yor yëpp ni jabaram yoree tamit lépp ci man noonu la ko Assou mi nga xamante ni bu nekkee Padoua pareil Zeyna xale yi ci kër gi madame Diop maa ngi nuyu ñëpp di wax seen waajur yi yaakaar yi ñu am ba bàyyi ma seen doom yi xale yi koo fi gis fii def na fi 4 ans def na fi 5 ans donc du coup loolu sant rek la nga yor ci ay doomu jàmbur yi donc nag maa ngi remercier ñëpp ci kanam ñu dem ci équipe bi ma tëj remercier waa Kaolack incha allah. alors Tima ginnaaw visite bi nga xam ne ba am solo bu ñu amal ci showroom bi le ñu ngi nag ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii di équipe bu am jom ay xale ñoo xam ne tey jii ñoom ñoo la jàppale. waaw comme ni ma leen koy defalee rek chaque émission équipe bi moom gars yi miin nañ leen comme li ma la wax muy équipe bi nekk ci terrain bi ak équipe bi nekk Padoua ak équipe bi nekk Yoff donc nekk nañ équipe boo xamante ni li ma la wax sànq Tima Déco ak ay employés nekkatul du ay patron ak employé ay frère ak sœur ak ay yaay ak doom ak ay mag ak rak noonu la ci équipe bi. parce que boo xoolee li nga xamante ni moom mooy seen njiit di Mohamed di rakk ci man moom nga xamante ni moom mooy yor responsabilité bépp équipe bépp employé bu nekk fii ci Tima Déco ni jabaram na koy aussi nekkee sama secrétaire personnel ñi fi toog nii ki nga xamante ni mooy Zeyna madame Diop moom aussi ci kër gi la nekk muy sama vendeuse mun parfois ngeen fekk ko Padoua parfois ngeen fekk ko Yoff moo tax caméra yi lu bëri moom du ciy feeñ ki nga xamante ni mooy Assou mooy sama secrétaire moom aussi moom mu ngi basé wu au niveau du Padoua ak au niveau du Yoff comme dañuy dañuy monter wante tout le temps ki nga xam ni moom moo di Lamine mooy mu Ndiaye Rahma ni ngeen ko koy tooñee sànq moom mooy Lamine Ndiaye mi nga xamante ni moom moo yor dépôt yi li ngeen di gis ñuy génn yëpp moom facture moom loolu rek mooy liggéeyam fii moom facture lay am pour mu mun ko joxe ci dépôt bi lépp lu la Tima Déco di jox bu ma ko signé man ba pare moom facture boobu fekk amu ko bagage mënul génn ci dépôt bi Mohamed mi nga xamante ni moom mooy chef d'équipe ni nga xamante ni li ma la wax sànq lépp loo xamante ni moo nekk responsable sur le terrain moom moo ko gérer ak équipe bi ki nga xamante ni moo di sëñ Fallou di kenn koo xamante ni kenn la ci man di nit ku ma jege lool moom mooy yor wàllu Tima Déco au niveau du Touba ni mu ko yoree au niveau du Touba tamit noonu la ko yoree fii ci Dakar muy yor réseau TikTok bi di nga xamante ni lu ci bëri événement yi may def dañ koy gis sama wet muy sëñ Fallou tout le temps avec man moom tamit noonu la mel ci kër gi am na fi ay responsabilités ñi nga xamante ni ñooy monteurs yi parce que du dañuy nuyu ñi toog rek noonu am na ñu fi nekkul muy Lamine muy Saliou muy Doudou l'équipe Tima Déco dafa yaatu ñu ngi remercier ñëpp di wax ni daal yenn yàlla gën a yokk bu ko defee ñu gën ñu bàyyi ak xale yi ñu doxal ak ñoom ba ci kanam ndax ku ci nekk teg naa ci yow responsabilité boo xam ne diis boo xamante ni te ay jàmbaar lañ parfois ma yuuxu parfois ma gëdd parfois ma saaga
mais dañuy xam ni Tima mi wax Tima Déco moo wax mais après Fatima elle n'est pas comme ça loolu li tax ma koy def mooy dama bëgg liggéey bi dama bëgg sama liggéey ba awma ci demi mesure boo xoolee ki nga xam ni mooy Nogay di soxna ci Mohamed nekk na ak man 7 ans su ma ko xoolee sax xam na li ma ko wax man ak moom bu ma ko xoolee xam na li ma ko wax noonu laa mel aussi ak ki nga xamante ni mooy Astou dem na moom tamit bi mu ñëwee nekk ci ginnaaw Nogay ñu dem mu jël jikko boobu ci moom su ma xoolee Astou xam na li ma ko wax boo xoolee man ak ñoom sax sa yaram day daw parce que teg nañ ma bëgg goo xamante ni am naa yaqin boobu Zeyna aussi mu ñëw topp ci tànk yi débutante dafa metti mais fekk yaa ngi am dal am respect bi am déglu bi am tekk bi ak tey bi rek di ngay intégré li nga xam ne ñooy sa morom yi nga fi fekk te moom aussi mu ngi ci tànk yooyu noonu donc maa ngi remercier ñëpp di remercier équipe yëpp di ko teg ci seen loxo kilifa muy Mohamed mu jàllaleel ma ko ñëpp. yaa ngi wax léegi ne sëñ Fallou ñu koy ziar moom moo nekk foofu la ci Touba yeneen région yi est-ce que mën nañu xaar nga installé fa ay showroom. waaw bien sûr incha allahu rabi xam nga dafa nekk loo xamante ni dig la te man lépp lu ma bëgg rek damay bëgg lépp lu ma wax nit rek du ma tas yaakaar ñi nga xam ni waa Touba dama leen ko dig mais nag damay ñaan ñu may ma njëkkee ko Kaolack muy sama dëkk. Je suis Saloum Saloum et fière d'être Saloum Saloum et je suis kaolackoise fière d'être kaolackoise moo tax dama bëgg ñëpp dinañ jot seen wàll incha allah mais dama bëgg ñu xaar ñu Kaolack bu ñu xaaree Kaolack ba pare incha allahu rabbi bëgg naa nag dem ak yéen fi nga xamante ni mooy Touba dem ak yéen fi nga xamante ni mooy Ndar dem ak Tima Déco Louga bëgg naa dem ak Tima Déco Fatick bëgg naa ak dem ak Tima Déco Casamance dama toog démb waa Gambie woo ma ne ma Tima ñoom sama ay nit lañ waa Gambien yi maa ngi nuyu ñëpp ne ma dañuy gis interview yi doo ñu tudd ma ne si dama juum amul ko dur juum donc aussi bëgg naa tamit waa Gambie ñu xaar ma ndax ma bel xam nga liggéey dafa am ñoo xam ne yàlla daf ma boole ak ñoom muy waa diaspora ñu nekk ay nit yoo xam ne confiance lañ ànd ak man confiance bi ñu ànd ak man mooy alal dafa sax ci xol nit ki bu lay jox alalam gisu la ci télé la lay seetaan am kóolute ci yow ñooñu boo toogee dee leen gërëm dama koy toujours ak Malick dama koy Malick su may wax ci diaspora bi téyel ma foofu bu baax parce que dañ nekk ay ñoo xam ne kenn lañ ci Tima Déco mën naa ne Tima ñi mu gën a fonk ci liggéeyam diaspora bi la ak ñi nga xam ne mooy samay mbokk waa Saloum Saloum yi donc ñëpp laa bëgg mais dama bëgg diaspora bi maa ngi nuyu ñëpp aw ma seen fay foofu dafa am ay jigéen yu jàmbaar ay jigéen yu am jom ay jigéen yoo xamante ni macha allah dañuy gis Tima teg naa birig bala may kuule bëgg naa am lii ak lii ubbi seen i compte di verser seen i alal di ko verser ba matal ñu jox leen donc ñooñu duma ci taay duma ci wéet heure bu caméra yi tàkkee damay remercier waa diaspora noonu ni ma koy remercier waa Kaolack yi dig leen Tima Déco ndax dama ne incha allahu rabbi bëgg naa fii ak déwén Tima Déco Kaolack ñu ubbil leen ko incha allahu rabbi donc maa ngi remercier ñëpp di nag remercier sama sëriñ sama wasila sama loxo sama yoon ci suñu borom muy sama yaay ku xam Tima xam ni doomu yaayam la I love my mom so maa ngi remercier sama yaay di wax lépp Tima Déco yi ngeen gis lépp rek moom mooy lépp moom moo def ñaani moom moo ñu jox fit bi moom moo ñu am gëm-gëm gi ba yaakaar nañ ni fépp fu nit di taxaw rek incha allahu rabbi ci liggéeyam suñu njortu raw na foofu noonu ni ma ko remercier sama yaay noonu laa ko remercier sama famille yëpp muy sama famille yëpp maa ngi remercier ñëpp li ko ci dalee ci ndey ba ci caat di Mouhamed maa ngi remercier sama famille ñëpp et di wax merci encore une fois ak Dakar Buzz. alors kon ñu ngi leen di wax yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen jokkoo ak Tima Déco ak gis ngeen numéro yoo nekk ci barre d'écran bi mun ngeen cee woote jokkoo ak moom wala jokkoo ak ñi nga xam ne ñoom la teg ci boutique bi ñu indiqué leen ngeen ñëw ut ci baax yi nga xam ne Tima décembre bi yaramam dafa tàng. mu nekkoon Tima Déco ginnaaw tey bi ñu ñëwee ci showroom bi nga xam ne moom moo nekk Yoff li ñu leen di wax rek lu gàtt la muy képp koo xam ne bëgg nga lu baax nga daagu ba ci showroom bi lépp loo xam ne soxla nga ko lu jëm ci wàllum décoration boo ñëwee ci la reine de la décoration di nga ko fi am di gërëm Malick ci caméra bi bu baax a baax.